benn waxtu toftal ñaari simili ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru digg njoloor gi dina bokk ci la ñuy waxtaanee coow la juddu woon ci faatu cantukun boobe di Ababacar Diagne ko kenn nag ñi ci doon tudd kenn ci ñoom dañ ko bàyyandi wala maye ngelaw bu peex di lu ñuy duppee grâce présidentielle ba tax na njabootu Ababacar Diagne boobu di cantukun ba ñu faatoon foofu te Medinatul Salaam atum 2012 yëkkati nañ ci ay kaddu nee nañ daal bëgg nañ ñu leeral mbir mi ndax kookee nag ñi ci doon tudd lañ leen doon toppe ba léegi dara leeragu ci keneen ku ci àddu rek ku àddu jëmale ci benn xew-xew bu ñu nemeeku ca bët saalum réew mi di maître Mamadou Kory Sène moom nag mu ngi artu askan wi nee na nag nañu moytu jënd ay objet personnel li ki mel ni téléphone rawatina fi nga xamante ne mooy bët saalum réew mi Ziguinchor ak li ko wër li ko waral nag am ay sama boy yoo xamante ne fan yi ñu génn ñu ngi doon dal ci askan bi di nangu seeni ay alal ba tax na rek kilifa yi ubbi woon ay l'enquête nee na nag ku deful attention moom bu ñu la ci tegee loxo ba mooy di nga ci am ay jafe-jafe dinañ wax tamit ci li nga xamante ne njiitu réew mi yëkkati woon na ko jëmale rek ci seeraayu luyaay bi fii ci Sénégal loole nag député bi ci Théodore Chérif Monteil yëkkati na ci ay kaddu gannaaw bu mu nekkee gànnum émission bi di Info Matin nee na ñëw foofu ñu xoolaat taxawaay bi nga xamante ne loolu moo encadré lii du laay fii ci Sénégal am ay loi bu dëgër bu ko defee rek ñi nga xam ne ñooy aji jëfandikoo yi ñu mën leen protéger. ci njeexitalu xibaar yi dinañ wax ci mburu mi loo xamante ne nag jamono ji lañ ko doon faral di gis ñu koy defare rek ak lépp loo xamante ne ci la ñuy àddu ci weeru koor gi ñu ne nag reportage Ramadan bi tey jëm rek ci ni nga xamante ne noonu lañ defaree mburu jaarale ko ci loo xamante ne fii lañ koy béyee ci réew mi mu bokk tamit ci li nga xamante ne mën a tax askan wi di ko amee ci ay njëg yu woyof dinañ ko jeexale lu aju ci tàggat yaram ak itam li ci yenn kaay yi mbokk yi lii mooy li gën a fës boo leen taaxirloo tuuti ñu yaatal. mbokk yi asalaamaaleykum ñu doore ko coow li nga xamante ne juddu na gannaaw li nga xamante ne njiitu réew mi Macky Sall am na ñu mu mbàyyi ngelawu péex loolu aju rek ci lu ñu duppee grâce présidentielle ci ñooñe nag ñu ngi ciy tudd fukki yi nga xamante ne ñoon jort seen loxo dafa laale woon ci ñi faatoon Ababacar Diagne kooke di ab cantukuñ bu ñu faatoon foofee ca Medinatul Salaam atum 2012 la woon ba taxaay njabootam nag jóg nañu bëgg daal ñu leeral leen lu aju ci mbir mi ndax dañu gis ne ñooñee am na ci ñoo xam ne ba tey liñ leen doon topp moom dara leeragu ci Abdourahmane Diallo mu ñu teewal ci diwaan bi ànd ceeg Mamadou Gueye. fukki cantakun yi nga xam ni seen loxo dafa taqee ci faat Bara Sow ak Ababacar Diagne ci Madinatu Salaam jiitu réew mi Macky Sall jéggal na leen ci 3 avril bii ñu génn njabootu Ababacar Diagne di xam le ni dogal boobu mënuñu ci dara lépp bàyyi nañ ko ci loxo yàlla. décision président man mënuma ci dara parce que il est le président doole ji mu am man awma ko moo yilif ñëpp waaye daal def nañu loo xamante ni wax dëgg yàlla yonent bi lu ci nekk da nga koy natt ci sa bopp ndax koo xamante ni doom la soutien de famille la mooy taawu yaayam yor soxnaam yor ay doomam doom yi léegi ñu ngi mat ñu ngi jàng seen yaay di tësta si fu nekk ñu di fa aw waaye nag wax dëgg yàlla yonent bi boo xëyee bàyyi ñi nga xamante ni ñoo rey seeni pen eggul loolu moom président rek moo sañ loolu comme moo ko sañ nag moo ko def waaw ñun nag ñàkk nañu li ñu ñàkk ñu ngi féete ak suñu borom ndax yàlla moo ñu ko joxoon yàlla moo ñu ko xañ. procès cantakun yi nga xam ni ci atum 2019 lañ ko amaloon tribunal dafa waxoon ñi nga xam ni ñoom ñoo taqee ci mbir moomu ñu daal di ndàmp njaboot gi lu toll ak $100 million ñetti at a ngi nii njabootu Ababacar Diagne ba léegi jotu ci dara cantakun yi dogal bi nga xam ni yoon jël na ko ba nëgëndi nii respecté wuñu ko. joxuñu leen amaan mësuñu leen a lekkal benn dërëm depuis dëj ba fii ma toog di wax ak yow. procès bi dañ ni woon dañ leen di jox 100 millions. boo xamante ne danga koo rey suul ko ca deewul. nga tiire ko ay bal suul ko sulliwaat suulaat te deewul métit boobu nga ne da nga leen di dédommager 100 millions. 100 millions yi pour njabootam la ndax bàyyi na ñeenti bant. ñoom ñëpp ñu ngi ci école yi seen yaay di daw def tout dugal leen école privée pour bëgg ëllëg ay doomam tekki. ci fàttali fukki cantakun yi nga xam ne dañ leen jéggal fukk ak juróomi ati kaso ak liggéey yu ñu sañta bañ lañ leen daanoon bés bii ñu toll deseyoon na leen juróomi ati kaso.
Abdourahmane Diallo ñu dem ba ca Ziguinchor foofee nag wax ci fukkeelu fan beek benn bi bu procès Boffa Bayotte ñooñ nag ñi nga xamante ne ñoom lañ tudd ci mbir moomu bokk na ci ñoom journaliste bi di René Capain Bassène ak soxnaam ñu ngi leen doon déglu tey keneen kin ci toftal di Oumar Ampoule Bodian moom tamit déglu nañ ko ci jamono jooju nag yeneen ñaari prévenu yi moom ñu ngi leen di jéem a déglu tamit ngir méngale li nga xamante ne mooy bàyyeeku ci seeni kàddu li jàpp wala sax li desee leer jamono ji mooy fan la ñu féete ak li nga xamante ne rek ci lan lañ doon yëngu diggante wala seen diggante ak waa MFDC. niñ ko waxee woon ci ponk yi rek kaddu yi nga xamante ne maître Mamadou Kory Sène yëkkati na ko ñu gannaaw bi ñu desandee fi nga xamante ne mooy diwaanu Casamance foofee nag fan yi ñu génn nemmeeku nañ fa ñetti cong yoo xamante ne daanaka ñi ñu ci tudd rek dañu jël seeni alal ba tax na rek kilifa boobu yëkkati na ci ay kaddu di artu askan wi ne nañu moytandiku li nga xamante ne mooy jënd téléphone boo xamul fan la bàyyi ko wala yenn objet personnel yi ndax ubbi nañ ci ay enquête te kuñ ci jàpp rek boo moyul di nga ci am ay jafe-jafe dañuy teglu maître Sène ci micro Boubacar Diassé. waaw dama bëgg a wax ne produit yooyu ñu jëlee ko ci braquage bi ñu jëlee ko feneen li wóor daal moom mooy nit daal boo dee jënd demal fi ñuy jaayee ki nga xam ne am na adresse fixe boo foo taxaw ci Ziguinchor foo taxaw ci Sénégal boo soxlaa téléphone man dama koy faral di wax samay client nit ki booy jënd téléphone comme pour revenir à votre exemple au lieu nga koy jënd à la sauvette nit dajeeg yow ne la damay jaay téléphone yow nit kooku xamuloo ko bu la ko jaayee tey léegi booy tourné koñ dootoo ko gis ëllëg bu ñu la nee foo jëndee téléphone bi foo koy waxee defalu la kayit defalu la facture mais yaa xëy demal nga jënd téléphone fi ñuy jaayee téléphone ñu defal la sa facture ëllëg bu ñu dajeeg yow nan lay téléphone foo ko jëlee. ngay won leen facture bi mën nga leen yóbbu sax ba fi ñu la ko jaayee bu boobaa yow sa jaan wàcc na waaye jënd téléphone à la sauvette téléphone même bu tee téléphone bi 100 000 lay jar nga ñëw ñu ne la à plus forte raison ñu jaay la ko par exemple luy jar 100 000 ñu lañ la koy jaay 25 000 loolu sa xel war na tey donc boo dee jënd téléphone boo dee jënd looy mënti jënd daal li gën receleur la te booy receleur teg si dafa dañ ne buñ jàppee voleur moo ki mu jaay ki sàcc ak ki jënd produit càcc yëpp ñoom ñoo bokk àtte. tàngo te jamono ji moom mooy nekk maire bu Guédiawaye moom nag tekki na ndombal tànkam nekkatul élément wala bokkatul ci personnel bu Sen TV nee na loolu dogal bi tey la ko jël mu fësal ko rek ci page Facebook am wax rek ci li nga xamante ne loolu la fa dund ak itam li nga xamante ne jot na ko fa liggéey tamit ba tax na moom i jaajëfal ñi nga xamante ne ñoo ko doon teewlu di ko safoo ak ñi fa doon liggéeyal ci fàttali rek kii di Ahmed Aïdara mooy maire bu Guédiawaye ñu wax ci koo xamante ne rek moom la ñu dalaloon tey ci suñu émission Info Matin di Théodore wala député bi di Théodore Chérif Monteil moom nag yëkkati na ay kàddu rek jëmale ci dogal bi nga xamante ne moo aju ci dañuy mën a def ngir lépp lu aju ci wàllu lii di loyaas moom mu mën a yomb fii ci réew mi ndax ci fan yi ñu génne sax dañu gisoon rek njiitu réew mi Macky Sall ne ngir ñu am ci ab solution dina jafe lool moom nag li muy fas yéene wala sax digteel rek kilifa yi mooy ñu amal li ñuy duppee proposition de loi boo xam ne dina aar ñi nga xam ne ñooy locataires yi. su ko defee rek la ñuy gis diwaanu Suisse ak France ba ci Canada ñu mën ko amal fii ci réew mi dañuy teewlu ay kàddum ci micro Chérif Dia. pour que état mun a réguler prix loyer yi dafa war a def de telle sorte que mu réguler offre bi c'est-à-dire bu fekkee ne promoteurs yi dañ ñëw di tabax état mun na am dara ci la ñuy tabax parce que promoteur bi bu bëggee tabax dafay jël suuf ci état bi. promoteur bi bëggee tabax day laaj état bi mu réguler ko yenn taxes yi mu wàññil ko yenn taxes yi defal ko ay facilité loolu nag bu ko état defee am na sañ-sañi ne promoteur bi immeuble bii ngay tabax de bu fekkee 100 appartement la dama bëgg ñaar fukk yi nga jox ma ko yow booy louer sa 80 di ko louer 1000 man mun naa jël 20 yooyu xool néew si doole si au lieu ma louer leen ko 1000 ma louer leen ko téeméer donc
loolu tamit collectivité territoriale yi maanaam mairie yi ak kii dañ ko war a def tamit. commencé woon nañ bind loi bi mais daanaka législature bi jeex na donc du nekk loo xam ne proposition de loi bu ñu mën a dugal xëj na ci législature bi mais bu ñu yàlla may ñu dellu assemblée nationale dinañ ko teg ci table bi bu ñu delluwul it dinañ ko jox député ya fa nekk pour ñu mun koo dugal. ci fàttali nag Théodore Monteil boobu nag dañ ko génne sax ci parti bi nga xamante ni ci la bokkoon du Union citoyenne bunti bi naka noonu nag nee na moom taxawal na ab mouvement bu yees bu muy tudde alternative citoyenne diisoo. dem ba ci diwaanu Saloum foofee ca Kaolack nag soxna yi yëngu ci wàllu mutuelle ñoom ñu ngi yëkkati ay kàddu rek di sàkku ci kilifa yi ñu xool yoon bi ñu mën a aw ngir fay këru liggéeykaay yooyu seen xaalis ndax dañu seetlu ne ay at a ngi gannaaw ba mutuelle yooyu di daw si ginnaaw nguuru Sénégal te loolee nag bokkul ci li nga xamante ne dina leen dooleel ci seeni liggéey xayma nañ ko lu toll ci 20 milliards ak juróom suñu xaalis yoo xamante ne daanaka nguuru Sénégal dina ko yëkkati rek jàppale ko këru liggéeykaay yooyu ñu teewlu Pape Baye Diaw ak Fa liggéey ci liggéey bi. réseau bi ngànk jigéen ñi nga xamante ni ñooy liggéey ci mutuelle de santé yi nekk ci région bi ñoom nag ñu ngi naqaru retard yi nga xamante ni am na ci joxem subvention yi nga xamante ni moom lañ war a jox mutuelle de santé yooyu buñ sukkandikoo ci Lobé Sissoko présidente réseau bi mutuelle de santé yi fi mu ne nii ci cotisation membres yi rek lay dépendre ngir ñu mën a def seen liggéey. subvention yi naam sooxe na parce que bu ñu xoolee bu ñuy naam la xool politique couverture maladie universelle dañ naan pàcc bi gën a am solo mooy la couverture maladie universelle de base à travers les mutuelles de santé communautaire waaye xool nañ kat yegg ba hôpital ba ak ñi nga xam ne seen loxo jotu seen gannaaw ñu doon leen faja xaalis boobu kat ay at a ngi nii dafa xaw a sooxe yegg si wut ci ñun ñi ngi def suñuy pexe delluwaat ci gox goxante yi xoolaat naka la ñuy naajee natt yi ci biir population bi pour mën a continuer suñu pàcc. téeméer boo jël lu toll ci juróom fukk ak ñett ci ay nit daal dinañ leen jël en charge ci mutuelle de santé bi loolu ba moo waral nguur gi war a investiraat 20 milliards ak juróom at mu jot ci mutuelle de santé yi. ci at yu gàtt dem nañu ba 53% loolu nag moo tax mun na am xaalis bi toppul ni mu waree mais mun nañu yeneen pexe ak suñuy partenaire nga xam ni dañuy jàppale ci juróom benn région ci Sénégal ak gouvernement bi li muy def li nga xam ni toll ni 25 milliards at bu ne yaakaar naa danañu mën a objectif yi ñu bëgg a atteindre dañ ko atteindre. jigéen ñiy liggéey ci mutuelle de santé yi nekk ci région bu Kaolack nag di woo nguur gi jafe-jafe yi nga xamante ni moom lañ am ci retard de subvention yi mu daal di koy saafara ci nu mu gën a gaawee. ba ci diwaanu Ndar Géej foofu nag seetlu bi lu aju ci wàllu yar lii di pittax njombor wala sax ay kanaara dafa am solo lool ba tax rek ñu ne jamono ji tax na ndaw yu bëri am ci lu ñu mën a jàpp moo tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu dooleel ñi nga xam ne ñu ngi ciy yëngu bu ko defee rek loolee gën a yaatu bi ku ci nekk gis ci sa bopp. Ousseynou Diop ak Habib Seck ñoo ñu toggal ca diwaan. ay ndaw lañ lay seen liggéey mooy fexe di yar jëm coolu ginaar kànqel wala boog ay lëg ñoom dañuy wan askan wi liggéey ba ñuy def ñu jàpp ni liggéey la boo xamante ni xale yi mën nañ ci jàpp. suñu yëngu si wàllum volaille xam nga volaille dafa xawoon tumranke parce que boo yar d'abord da ngay am passion bi mais yar dafa dem ba amadou ne passion bi dafa am leen lu si àndal mooy business bi ndax yar léegi maanaam dafa am benn niveau bu ko gars yi yóbbu. bañ fi sànq benn pétax boo xam ne benn pétax bi rek bañ si 400 000 si benn bi kese xam nga élevage léegi passion la mais am na leen lu mu àndal ndax dafay développé. la ñu bëgg nag mooy koppar yu bare ya ñuy dugal di ko jënde ay petax wala ay lëg di jóge ca bitim réew loolee mën a dakk ngir nag loolee mën a am ñu ni nguur gi lañ ciy tàllal seeni loxo ndaxte lañ ciy dugal ci koppar at bu ne dafa bare. li muy dugal si xaalis kenn xamul nu mu toll. kon nag léegi dañu war produire da ngay jënd petax à 1 million jënd petax à 300 000 francs bëgg ko produire li ñuy importé di ko dugal fii nii kenn xamul nu mu toll ba ci aliments yi garab yi lépp dañ koy importé di ko indi. ñoom ndaw yi nag la ñu gën a bëgg mooy état bi gën leen a gestu ndaxte jàpp nañ seen secteur bi li bu fekkee ni nguur gi taxaw na ci dina mën a may ay ndaw yu bare ñu mën a am xëy. waaw loolu nag mooy problème bi waaw loolu moom vraiment fëgg nañ bunt yëpp jaar nañ fépp correspondance yeeg information yeeg yëpp jaar na fi c'est dommage nag c'est dommage parce que lu mel nii état waroon si dugal loxoom ku xool yow li bëgg gisee xam ni développement dëgg la ndax gars yi na si créer ay emploi ci Ndar ndaw ñi dañu gën a fulaal lu jëm ci wàllu yar jamono jile ñoom gis na ni bu fekkee ni bu njëkk passion la woon léegi nag business bu mag moo ci am kon nguur gi daf leen war a gën a gestu.
Ousseynou Diop ñu wax ci xibaar yi ñuy jot mu aju rek ci mbiru Cheikh Oumar Diagne moom nag jot nañ ko yóbbu fi nga xamante ne mooy parquet ngir ñu déglu ko ñoom ñu ngi ko doon tuumaal rek digganteem ak maître Djibril War mu ne dëkk yëkkati woon ay kàddu yu teggin woon teg ko ci daram ba tax rek mu porté woon ko plainte loolee nag tax ñu yóbbu ko fi nga xamante ne mooy parquet rek ngir mën ko déglu dinañ ci ñëwaat ci ñu xibaar yi ci ni mu gën a yaatoo wax rek lu aju ci kooru atum ren ji ak taxawaay bi nga xamante ne Baye Fall yi bokk ci kër Serigne Cheikh Ridial ñoom nag niñ ko defee at bu nekk fexe rek jël ci seeni alal di ko jagleel ñi nga xamante ne ñooy askan wi rawatina ñiy faral di woor jàppale leen ci lépp lu aju ci wàllu ndogu bokk na ci ay nag xar ak xeetu fruit yoo xamante ne rek dina leen may ñu amal ay ndogu yu xewale Pape Balla Gaye ak Talla Samb ñooñu toogal diwaanu Mbàkke ak li ko war. comme nañ ko daan defee Serigne Cheikh Ridial Gëm Bamba xalif Maam Ridial daal dinay dajale njabootam yëpp daal di delloo njukkal Serigne Moustapha Mbacke xalif bu Serigne Mbacke Soxna Lo ci bés bu njëkk ci weeru koor gi lay ñu sol seen yére daayira couleur yu jaune ak yu ñuul taalibe yi ñoom ñëpp dañoo daal di yëkkateendoo dóorandoo daal di joxe lépp la ñu am ngir daal di defar ndogu lu am solo. di sant nag mboolem daayira Afro Ridial bu nekk ci réew mi ak bu nekk bitim réew ñu ngi góor ak jigéen ma nga ndaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ndax xam nañ ne liggéeyal Sëñ Tuubaa ñor na leen te loolu rek noonu mooy lañu ñor. xew-xew gu màgg goo xamante ne ci la Serigne Cheikh Ridial Gëm Bamba daal di dellu di ñaawlu yenn ci doxalin yoo xamante ni jàpp na ne méngoowul ak bëgg-bëggu Serigne bi lee. nan góorgóorlu bu baax te xam ne li jóg di yàq bari na ndax bari na ñoo xam ne kat ay njub lañ nal ay nit ñu doyee di lañ ay kàccoor lañ te saa su ne dañ lay wax te jëm fenn di ko rattax ay baat ak di ko rattaxi kàddu ngir nga bañ a xemmeem ngir mbiram ngir bëgg ko gàllankoor te teg ko ci bakkar képp ak i ñaar dëgg la Sëñ Tuubaa lim na fàggul Sëñ Tuubaa lim daj ngir ñun bari na loolu war nañ koo jomb képp ku nu yaakaar nga Sëñ Tuubaa te bëgg a dund googu dund gu ñaaw fexeel rek ba sa xel di dem bi sa Sëñ Tuubaa. dogu bu njëkk goo xamante ne amal nañ ko gannaaw ñaari at yoo xamante ne nañu ko daan defee mujjuloon a am ndax Covid 19 bi lay xalifa Maam Ridial bi nag mu ngi dellu di woo taalibe yi ngir ñu daal di gën a dogu fexe lépp liñ ci war a def ñu daal di koy yokk ko suñu sukkandikoo ci Serigne Sam Seck Ridial. rek lu ci ne ren nee na dafa bëgg ñu yokk waxit nañ ñëpp nañ mobilisé wu kenn ku ci nekkit maanaam na fexe kenn ku ci nekkit ba fexe benn boo ci daan def nga def ci fukkam. liggéey bi daal jaral na ko lépp ndax ndigalu ñaari mag la woon mu di ko doonante baag si fii te ki mu ko seqal muy sëñ Moustapha Mbacke Mohamed doon jëwriñ ju mat jëwriñ waaw lu ma koy defal mu yéene ko te moom rek lay nooyee moo ko tee nelaw guddi. ñu daal di dajaloo doon benn say ci weeru Ramadan gi yëpp taalibe yi nag ñu ngi fas yéene def seen kéemtalaay kàttan ngir daal di gën a delloo njukkal seen sëriñ di Maam Ridial Seck. Pape Balla Gaye bu ñu jógee diwaanu Mbàkke dañu ñëw fii ci Ndakaaru waaye dañuy desandi ci mbiru koor gi ak xéwal yiñ ci nemmeeku wala sax yiñ ci soxla moo tax suñuy ndaw Aminata Mbaare Sow ak Mar Dieng doxantu nañ ci kër goo xamante ne daanaka mburu wala sax xeetu pâtisserie yi ñuy defar daanaka meññeef yu fekk baax fi ci réew mi lañ koy defaree lépp fii la fekk baax moo tax ñu ne rek consommer local Aminata Mbaare Sow ci liggéey bi ànd ceeg Mar Dieng. gâteau yi ñu exposé ci vitre yi daanaka yu ci gën a bëri li ñuy bàyyee fii ci Sénégal lañ koy defaree lu ci mel ni bisaab buy wala sax tamarin. par exemple nebedaay bi ñu ngi ciy def mburu di ci def ay gâteau ñu ngi def tamit utiliser tamit blé bi mais la majeure partie ci céréales yi lu mel ni mil dugub bi lu mel ni mboq bi. lu mel ni nebedaay bi comme ni ma la ko waxee ci la ñuy jël di ci defar ay mburu di ci defar ay gâteau yooyu yëpp ay cake lu nekk dinañ ko mën nañ ko ci def. boulangerie bi nag nee nañu spécialement lépp li ñuy jaay daanaka bu dee sax dañ ci boole farine de blé lu ci gën a bëree ci mel ni dugub wala sax nebedaay dañ ko dugal ci li ñuy jaay. dañu nekk en partenariat ak ñoo xamante ne ay cultivatrices lañu. ñu nekk ci biir di bay lépp loo xamante ne koom-koom la lu mel ne ni céréales yeeg yooyu mais nga paru
fa la ñu basé wu. lii nag ñu jàpp ne dina tax ñi nga xam ni ñooy baykat yi ñu gën a gis seen bopp ci li ñuy liggéey waaye tamit gën a dëgëral lii di production locale. biscuit ñebbe bi daanaka daf la charmer du ñebbe kese la ñuy utiliser dañuy utiliser ñebbe dañuy utiliser nebedaay dañuy utiliser mboq dugub. lépp li nga xam te ne mu ngi sax fii producteur yaa ngi si defar affaire yu am solo am naa fi ay pâtes ay tagliatelles yoo xamante ni sans gluten la maanaam amul sax farine de blé farine de maïs bi la ñu jël def si tuuti moringa ak carotte xam nga loolu fi mu nekk nii ay vitamines kese la donc boo bëggee ñoom ñu commencé léegi di consommer produit yi nga xamante ni moom moo jóge suñu dëkk bi il faut que producteurs yi def effort wu déjà si goût bu produit yi bu ñuy defar ñu def effort ci loolu déjà fexe mu neex c'est le premier ni ñu koy waxatee sax moom mooy li gën a am solo déjà pour xale yi surtout et puis emballage bi sell emballage bi rafet emballage bi attirant pour parents yi tamit loolu mu leen di encourager ñuy jënd. lii nag di agsi rek ci période boo xam ni dañu woote ngir consommer local bi nit ñi gën ci farlu maanaam dundee li ñuy bayee fii ci sunu réew. Aminata Mbaare Sow ñu wax ci autoroute Dakar Saint-Louis ñoom nag ñu ngi ci projet bi te jëwriñ bi nga xamante ne moom lañ dénk lépp lu aju ci wàllu transport ak li ni mel yëkkati na ci ay kàddu mu ne nag tronçon boobu nga xam ne dañ ko xayma lu toll ci 200 kilomètres léegi ñu sumb liggéey bi ndax étude yëpp yemb na te bëgg nañ laata at bi di jeex rek ñu soobu ci ñu teewlu ay kàddum ci micro Ousseynou Diop. 22 Ndar Saint-Louis projet président Macky Sall la. moom moo ne day def autoroute Ndar Saint-Louis fu ma toll nii mën naa wax ni avancé na bu baax a baax te lu ñu fas yéene def en tout cas suñu borom bu ko mottalee mooy avant at bi na jeex ñu démarrer travaux yi parce que am na financement côté bailleur parce que ñaari type de financement la benn partie bi ay maanaam contrat partenariat public privé la mi ngi avancé beneen pàcc bi maanaam avec ay bailleurs classique la ñu bëri seen convention de financement signé nañ ko le 17 avril bii di ñëw bu neexee yàlla damay ànd ak ministre hôte nga xam ne moo amee partenariat di dem fële ci Jeddah pour signer maanaam convention bi nga xam ni convention de prêt bi nga xam ni la banque islamique de développement moo ko jox ci projet autoroute bi. donc jàpp nañ ne ni financement bi bouclé nañ ko ci côté bailleur donc procédure yi moo des pour ñu mën a démarrer travaux yi balaay at mi di jeex. ñu ngi liggéey ci en tout cas ci yoon yooyu la pour que projet bi démarré. ñu dem diwaanu Ziguinchor foofee nag ci université Assane Diop ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu recherche wala saytu wala sax gëstu ñoom ñoo fa taseek li nga xamante ne ñoo fete ci société civile lu ñu bëgg rek mooy lépp loo xamante ne saytukat yooyee fësal nañ ko ci résultat ñu jébbal ko kilifa yi bu ko defee rek ñu fexe tamit ba mu mën a jëriñ askan wi dañ ciy teewlu professeur Cheikh Lo mooy directeur général bu agence nationale de la recherche scientifique harmonisée au Sénégal wala appliquée ñu teewlu ay kàddoom ci micro Boubacar Diassé. muy projet boo xam ne projet bu am solo boo xam ne dafay maanaam valoriser résultats de recherche yi nga xam ne ñu ngi koy def ci université yi mais également dans les centres de recherche mooy li nga xam ne ay résultats la yoo xam ne am na ci ñu war ko génne. léegi nag dañoo def première étape bi mooy déjà ateliers yi 5 la def na ñett yi déjà mais daf ñuy permettre pour que politique de recherche bi nga xam ne stratégie politique de recherche bi nga xam ne sunu tutelle maanaam le ministère de l'enseignement supérieur mi ngi koy doxal pour que ñu mën a fexe ba nga xam ne ñëpp muy entreprise yi muy chercheurs yi muy également la société civile ñëpp dinañ xam la suñu stratégie boobu ñuy doxal pour que bu ko ñëpp mën a am ñëpp ñu waxandoo même chose ñëpp mën a ci ànd ci wax bi ñuy wax pour que mu mën a jëm ci kanam buñ ci génnee danañ xam ne léegi entreprise yi nga xam ne ñi ngi yëngatu ci koom-koomu réew mi mais également chercheurs yi nga xam ne ñi ngi gëstu loo xam ne dafay avancer loo koom-koomu réew mi mais également société civile bi ñoom ñëpp bu boobaa danañ xam lan mooy politique recherche bi nga xam ne ñi ngi koy dawal tey ci Sénégal et loolu tamit dana permettre ñooñu ñu bokk ñoom ñëpp ñu mën a àndandoo pour liggéey pour que économie réew mi basé wu ci recherche bi nga xam ne ñi ngi koy def mu produire loo xam ne ëllëg économie réew mi dana dem ca kanam ñëpp yëg ko muy population bi muy ñëpp ñi nga xam ne en tout cas ñi ngi ci biir Sénégal. ñu wax ci xibaaru bi ci réew ak taxawaay bi nga xamante ne waa MINUSMA am nañ ko jamono ji nag lu ñu bëgg mooy kilifa yi Mali wala sax ñi nga xamante ne
ñoo jiite jamono ji transition ñu jox leen dogal rek bu ko defee ñu tàmbalee enquête gannaaw dëkk bi du Moura nga xamante ne rek lii di armée bi moom jotoon nañ fa def opération ratissage bu am solo jot fa faat tamit lu ëpp 200 jihadiste teg ci ñoom lu toll ci juróom fukk ba tax na rek jamono ji askan wa moom dañ ne rek ay xeetu xoqatal ak fitnaal moo fa amoon ñoom nag li ñu bëgg nii rek ni ko yeneen organisation ONG yi sàkkoo rek ñu ubbi l'enquête ngir xam lan moo ca gën a leer. dañuy desandi ci Afrique sowu jant ak ñi nga xamante ne mooy crise boo xam ne dañuy ragal ne boo moyul fii ak fan yu néew dina am waa FAO nag di kuréel bi nga xamante ne dafa bokk rek ci organisation des Nations Unies ONU ñu ne nag daanaka lu toll ci ñaar fukki millions ak lu tegal boo moyul rek ci at yi di ñëw fan yi di ñëw. dañuy amay jafe-jafe ndaxte nawet yi moom nañ ko daan teewloo wala nañ ko daan seetloo at yëpp amul leneen lu ci laxasu bokk itam ci Covid-19 ba tax rek ak njeexital yi nga xamante ne ci fitna bi ñuy nameeku jamono ji ca réew Ukraine la bàyyeekoo. xibaaru bitim réew yi tamit dañuy wax ci procès bi nga xamante ne Ali Mohamed Ali Abdurrahman tàmbali na ko tey fi nga xamante ne mooy cour pénale internationale. ki nekkoon chef de milice Janjaweed moom nag ñu ngi koy toppee lu toll ci fanweeru chef d'accusation ak benn ñoom nag dañu njort ne rek dafa def ay ñaawteef ñu naan crime contre l'humanité jàppee ko 2003 jàpp 2004 foofee ca Darfour ba tax rek ci jamono ji moom waa cour pénale internationale ñu ngi koy teewlu rek di ko déglu ba xam ndax lim koy tuumaal loxoom laale na ci. mbokk yi yegsi nañ ci pàcc bi ñu jagleel tàggat yaram ci plateau bi ñu ci dalal Cheikh Tidiane Diaw Cheikh Tidiane nuyu naa la. lan moo gën a fës ci mbiru tàggat yaram tey. loolu lañ koy tàmbalee ak état bu Sénégal ñoom nag nañu lépp lu war ci moyen ngir participation bu baax bu équipe nationale bu Sénégal peut être moom dinañ ko def ministre des sports moom moo waxal li ne mel Matar Ba dinañ ko démb invité quartier général di xamal ni que rien que préparation FIFA dina jox Sénégal lu toll ci 20 milliards ak genn wàll dañ koy di national su ma juumul FIFA dina ko jox 1,5 milliard pour sa préparation booy participer aussi il y a une enveloppe mais il y a des dépenses de souveraineté parce que état bu ne aussi da ngay bëgg a gérer sa équipe nationale l'un dans l'autre du ma wax tey ñaata la parce que dinañu xayma te dinañu ci communiquer te lu mu laaj jot nañu ndigal def ko ci pour xale yi nekk dans d'excellentes conditions loolu moom na leer ci bopp ñëpp dañ daan dem coupe du monde yi passé ay environ 5 milliards ak lu ëpp loolu lañ daan demee donc suñuy dellu ak li ñu war a mobiliser yëpp du fa yegg fi ñu toll nii parce que ak li FIFA di def ak li ñu war a xayma nee nañ cher nañ mais nag lu cher aussi da ngay adapté wu bu fekkee ne boo yóbboo 100 personnes 50 yee am fu ñu dëkk mais yóbboo nga yóbbu 50 personnes équipe nationale su ma juumul. général doon ñu wax ci koppor yi nga xamee ni dina dugg ci préparation équipe nationale bu Sénégal ak délégation bi Virgil van Dijk moom nekk fële ca Liverpool di capitaine Pays-Bas moom mi ngi xaar match bu jafe ci digganteem ak Sénégal nga xamee ni ñoom ñoo na joué match d'ouverture coupe du monde bi ndaxte jàpp na ni Sénégal champion d'Afrique la ba pare am ay joueurs yu mag ci équipe am démb la doon wax ci conférence de presse bu Liverpool ñu teewlu ko ci papier Cheikh Sadibou Diarra. Sénégal Pays-Bas mooy doon jongante bi ubbi mondial Qatar 2022 bi Virgil van Dijk capitaine bu Pays-Bas bi nekk ca Liverpool ak Sadio Mané jàpp ni match bu metti lay doon moom mi jox cër bu mot sëkk équipe nationale bu Sénégal. It's gonna be so hard, you know, they are obviously the African champion. dina tàng lool ay champion d'Afrique lañu te dañoo xareñ ñuy xaarandi nag match d'ouverture boo xam ni du yomb foofee ca Qatar bu fukk waxtu jotee ci bis googee ñu am nag respect bu bari mat sëkk ci football bu Sénégal.
laata ñu fay yegg xibaar bu tiis dal ci équipe nationale bu Pays-Bas bi seen entraîneur bi di Louis van Gaal bi atam toll ci juróom-ñaar fukk fësal na ni dafa am cancer prostate. was a big shock and obviously I messaged him. doon na loo xam ne nii ñëw na rek dal suñu kaw waaye it man dama ko envoyé message gannaaw interview am waaye it ma fàttali ko sama cofeet ci moom te it ma waxaat ko ni daal dinaa nekk toujours rek ci wetam sélection bi nag soxla na ko lool waaye it ñu am yaakaar ni dinañu amal coupe du monde boo xam ne nii duñ ko fàttiti mukk. Sénégal Pays-Bas bu ñuy amal 21 novembre 2022 dina doon jongante biy dox diggante joueur yu bokk club. Gana Gueye ak Wijnaldum ca PSG Sadio Mané ak Virgil van Dijk ca Liverpool loolu nar a yokk seen motivation. Van Dijk doon wax ci conférence de presse d'avant match quart de finale Ligue des Champions bi nga xamee nañ ko nemmeeku tey ci diggante Benfica bu Lisbonne ak Liverpool bu Sadio Mané beneen quart de finale bi dina dox ci diggante Manchester City ak Atlético Madrid ci coupe du monde boobu léegi Ibu la ñuy des ak juróom ñetti arbitre yu doomu Afrique yoo xamee ni dinañu teew foofu ca Qatar bokk na ci doomu Sénégal bi di Maguette Ndiaye nag dina fa ànd ak Moustapha Gorbal nekk Algérie Redouane Jied nekk Maroc Pape Bakary Gassama di doomu Gambie Balmak Tessema nekk Éthiopie Victor Gomez nekk ci Afrique du Sud moom sax moo arbitron final Coupe d'Afrique bi ci diggante Sénégal ak Égypte Jean-Jacques Ndalam nekk RD Congo ak tamit Gianni Sikazwe Ibu xam naa ne xam nga ko lool mooy arbitre Zambie bi arrêté woon match bi tey waaw bi naaj bi jàppoon ba mu gëlëm tas match diggante Égypte ak Qatar tàng na daal Tunisie ak Mali la woon ci premier tour CAN bi fële ca Cameroun waaye comme ni nga ko waxee rek xam naa fi mu nekk nii war na retrouver wér gu yaramam ba ñu boole ko ci liste joueurs yi nga liste arbitre yi nga xamee ni ñoo war a teewal Afrique foofu ca Qatar ñu jeexale ko Ibu ak record bi nga xamee ni Sénégal def na ko ci wàllu recette 600 millions ci sunu koppor moom moo génn ci recette match Sénégal Égypte comme ni ñu ko waxee rek muy record ndaxte événement sportif fii ci Sénégal lépp muy génne lu ñuy toll ci wàllub koppor match boobu nga xamee ni mardi bale passé la doon am fële ci stade Maître Abdoulaye Wade bu Diamniadio ci diggante Sénégal ak Égypte. kon gàcce ngaalama fédéraux yi gàcce ngaalama public bu Sénégal yow tamit naka noonu. public bi nga xam ne moo wuy ji. waaw moo yëkkati seen koppar dugal ko ci am na solo. Cheikh Tidiane ñu ngi lay jaajëfal ñu yegsi ci ponk bi mujj ci xibaar yi ak li ci yéene kaay. jërë ngeen jëf waxi président Macky Sall yi woon démb ci feetug indépendance geek yi woon bërki démb ca discours à la nation bak yi woon bërkaati démb ca semaine départementale de la jeunesse ci fii la yéene kaay xëy taxaw tey yëral xët mu njëkk l'observateur ya fa nekk mooy yi gën a fës ci kàddu yi njiit réew mi Macky Sall yëkkati keroog dimanche ñetti fan ci weeru avril ca message à la nation ba la ñu gën a jàpp ca wax ja journal bi nee nañu moo dee kañu na ba doyal ci réalisation yi mu def ci réew mi jafe-jafe yam ci réew mi nag yu ca bari da ko wóoy kenn déggul mu wax ca ñi fara ci opposition bi ci réew mi ni ñu daan def mu di saa yu président Macky Sall masaane defub discours ba nuppi ñu génn joxe ci seen xalaat l'observateur ne nañu defuñu ko ren daanaka ñoom ñëpp dañoo boycotté discours bi donte sax am na ñenn ci ñoom ñu dégg ñu yëkkati seen kàddu di fàttali président Macky Sall li gën a doon farata ci réew mi Walf Quotidien moom it loolee la gis ba dañuy wax ne opposition bi kenn ci ñoom réagirul ci discours Macky Sall bi ñoom ñëpp ko du mooy moom mi doon discours du président de la République Macky Sall Sud Quotidien nee nañu ci discours am ba woote na ci ak mobilisation générale ci réew mi yëpp ngir ñuy consommer local ngir suñu souveraineté alimentaire li ñuy dunde ñu bañ ko yaakaarate ci kenn boole kooki dinañu mën a may njëgu dundu geeg ni mu yokkee ci réew mi ndax crise mondiale bi bañ a metti ci ñun Soleil national nañu Macky Sall nee na ñëpp fabu mobilisation générale ñuy dunde luy jógee ci réew mi dana dooleel suñu production tey dina tax njëgu dund gi yokki jol-joli jëm kaw suñu réew di Sénégal bañ ko yëg bu baax réew mi quotidien bind nañ jiit réew mi dellu na ca consommer local ci jamono ji ñuy jooyee njëgu ceeb beeg njëgu suukar si bañ a wàññeeku ci réew mi ca fu ci mel ne ca Linguère Direct News nañu nees di def ba dootuñu jëggaane ci li ñuy dundee am suñu souveraineté alimentaire lii mooy li tere ne réew président
président Macky Sall ba yandoor waaye yéenekaay bi nee nañu du loolee rek xëyum ndaw ji ci la bokk défense nationale ci la bokk intégrité territoriale ci la bokk benn ci ponk yooyee mu di xëyum ndaw ñi Enquête yéenekaay mi ngi ñuy xamal ne président Macky Sall keroog ba muy def ca Diamniadio ndaje mii di semaine départementale de la jeunesse joxe na fa ab lim ci li mu ci def ci bopp réewum Sénégal Macky Sall nee na bu ñu jëlee lii di administration bi ñuy ñëw 2012 81 000 emplois la ñu fi fekkoon yokku nañu ko ba mu yegg ci 161 000 emplois ci 2021 gi moom jiitu réew mi journal Bës Bi Le Jour mi ngi ñuy xamal ne ab kombaam jamono ji ñaar la benn bi moo di suñum réew bañ a soxlaati lenn bitim réew ngir dundal aw askanam ñaareel ba di lu lijjanti kaabu Casamance ak lu saxal jàmm ci dëkk ba lise ko nañu àllub Casamance gi ñuy gor di jël garab yi yóbbu mu di trafic de bois bi looleet miti na ko démb rekk ci feetuk indépendance gi waxaat na ci nee na mënuñoo nangu ñuy gorati genn garab ci àllub Casamance bi di ko génne réew mi Le Quotidien nañu taxaw na ci xeex bi jiitu ci bu noppi nag di sàkku ci force de défense ak force de sécurité yi ñu xeex ci lu ñu mën libération nañu wax na l'armée bi opération de démantèlement base yu rebelle yi ñu doon def ca Casamance nañu ko wéel bu ñu ko bàyyi bu ñu teggi seen tànk journal Le Quotidien xëy moom it toppi tànki libération Le Quotidien nee nañu démb ci altine ji ñeenti fan ci weeru avril bi ñuy def prise d'armes ca place de l'indépendance ngir doon màggal juróom-benn fukket ak ñaar yi Sénégal amee indépendance ak léegi njiit réew mi Macky Sall waxaat na fa ay santaaneem di instruction yu mu joxe jëm ci taxaw ci défense territoriale ak xeex trafic de bois bi journal bi bind ne Macky Sall nga ca xeex ba ab xeex dëju baaxu ci ubbil source wa coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr yéenekaay bi nee nañu am na ca lu ca yees kii di Ousmane Sonko donte kenn convoqué gu ko sax ndax date bi mu ne ci la bëgg ñu convoqué ko justice nangulugu ko waaye ay awakam jàpp nañu confiance journal bi nee nañu dafa am benn enregistrement audio bu fuité ñu cey dégg waxtaan ci diggante Adji Sarr ak genn kilifa gu mag gu nekk ci régime bu Macky Sall élément yooyee ak wax yu garaaw ya ca nekk moom la avocat yu Ousmane Sonko yi bëgg a joxaale justice bi Vox Populi nañu baat bi ñuy dégg ci audio bi muy waxtaan ak Adji Sarr nee nañu baatu Mamadou Mamour Diallo la da doon waxtaan ak Adji Sarr aji doon ko enregistré te yëgu ko. Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.